mbokk yi ni ma ko Paul Kagame président bu Rwanda waxee ñaan ma nit ma def bokk ci campagne bi maa ngi leen di invité yéen itam yéen wax Sénégal góor ak jigéen mag ak ndaw képp ku nekk ci biir réew mi yéen itam ngeen def tasaare lii di raxas ay loxo pour ñu xeex jàngoro ji nga xam ne mooy Covid-19. pour loolu nag ni ñu mën a raxasee loxo yi te mu nekk raxas bu yenu maanaam bu am solo mooy ginnaaw bu ñu ubbee robinet bi wala ñu sotti ñu ndox si suñu loxo su fekkee keneen moo yor bërëb muy sotte ndox lu mel ni satala wala butéel ñu tooyal loxo yi ginnaaw bu ñu ko tooyalee ñu jël saabu wala moo xam saabu përngal bi wala boog savon liquide sotti ko ci biir loxo yi su ko defee bu ñu ko sottee ci diggu loxo bi ñu jël ñaari loxo yi dal di ko frotter yëngal ko bu baax a baax ñaari loxo yi jaarale ko ci baaraam yi ba ci we bu ne nag ñu fexe fomp ko bu baax ak saabu bi ndax xëy na ci wey ci la feebar bi gën a mën a duggee su ko defee ñu frotter daal loxo yi ci biir ak ci biti biir loxo bi ak biti loxo bi bu baax a baax jël temps nag lu mu bon mu nekk genn wàllu minute muy 30 secondes su loolu weesoo ñu daal di li ñu wax jël loxo bi ci benn bi ci ndeyjoor teg ko ci càmmoñ bi frotter bu baax a baax su boobu paree ñu frotter ci biir frotter ci biti ak ci boor yi su loolu yëpp pare nag ñu daal di yëngal bu baax a baax loxo yi ba mu xëpp saabu bi bu xëbee ñu doog a nag delloo loxo yi raxas ko ak ndox ba mu set su ko defee ñu jël serviette wala lu ñu am loo xam ne lu set la lu ñu mën a fompe suñu loxo ñu daal di ko fomp bu dee robinet ñu tëj robinet bi mën nañ sax bu ñu defee saabu bi rek tëj robinet bi bu ñu paree nag doog ko ubbiwaat sotti ndox mi parce que faaw ñu yàqanal ndox mi aussi su ko defee ñu jël morceau bi fomp loxo yi ba mu set doog a fomp it robinet bi wala boog li nga xam ne moom la ñu jëfandikoo bu fekkee benn nit la bu fekkee ki yor satal la moo lay sotti wala butéel du aaju su boobaa nga tëj robinet bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bokk boole ko si lii tax ñu gën a fagaru si jàngoro Covid-19. asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu gërëmaat leen bu baax a baax sargalaat leen amaat mbégte toogaat présenté waat leen seen émission takkusaan ñu koy defee rek ay bés nekk altine lay doon ba alxamis jàpp 16h 17h ñu gërëmaat buur bi subhaanahu wa taala moom mi ñu mayaat kattan ak tal ak fekke ba ñu fekkee waat lii di altine yi tey ji macha allah xam ngeen ne takkusaan dafa am nu muy tëddee saa su ne nee naa leen chaque jour dañuy dox ci actualité dox tamit li nga xamante ne mooy thème de société bu mu ci munti doon nag dañ koy daal di waxtaanee fii ci takkusaan maanaam balaa ñu leen di présenté invité yi dañuy dellu régie jëli situation du jour bi dellu ci plateau bi. salaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu altine fukki fan ak benn ci weeru janvier bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak fukk ak ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee fukk ak benn ci Mbour ak Saint-Louis juróom-ñett ci Touba juróom-ñaar ci Kaolack juróom-benn ci Liberté 6 ak Mbao juróom ci Almadi Diourbel Mbacké Mermoz ak Parcelles Assainies ñeent ci Dakar Plateau Médina Ouakam Ouest Foire Sacré-Cœur Thiès Tivaouane ak Yoff ñett ci Diamniadio Dieuppeul Gueule Tapée Mamelles Mariste Matam Point E
Rufisque ak Sicap Baobab, ñaar ci Amitié 2, Castor, Cité Libasse Niang, Fatick, Guédiawaye, HLM Keur Massar, Koki ak Kolda, benn ci Amitié 3, Ben Tali, Bopp, Cité Asecna, Cité Biagui, Cité CSE, Cité Millionnaire, Dara, Derklé, Fann Résidence, Grand Dakar, HLM Grand Yoff, Liberté 1, Linguère, Louga, Mékhé, Ñaari Tali, Patte d'Oie, Pikine, Sangalkam, Scat Urbam, Thiadiaye ak Yaraax. téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee. fanweer ak ñett ñoo nekk réanimation. ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb dibéer fukki fan ci weeru janvier bi ñu nekk. ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. ci bésu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak benn ak juróomi téeméer ak fanweer ak ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji. ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar wér nañ ci. ñeent téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo ñàkk seen bakkan. mu des ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. jërëjëf ñu gërëm waa régie bu baax a baax sargal leen ci liggéey bu mucc ayib bi defe naa seetaan nañ li nga xamante ne mooy situation du jour bi xam naa invité yi dinañ ci wax tuuti ñoom tamit sànni ci seen kàddu waane nag xam ngeen tàkkusaan wax naa junj naa leen ko sànq samay ndorteelu wax macha allah tey dañ fee dalal tamit ay ndaw comme niñ koy waxee saa su ne ndax nee nañu wax ma sa ëllëgu réew mi wax ma sa ndawu tey ma wax la sa ëllëgu réew suñu demee ba ñu jàq dañuy delluwaat ci ndaw ñi woowaat leen fas yéene waxtaan ak ñoom tey nag ñu war koo tëral waxtaan bi ci ñaari ponk li nga xamante ne mooy pàcc bu njëkk bi nekk mbirum Covid bi mbas mi moom la ñuy njëkk a waxtaan ak ñoom beneen bi ci seen liggéey nga xamante ne ñoom ñooy taxawaayu askan wi ci li nga xamante ne moom mooy tali bi tey ñu bëgg a waxtaane ñi nga xamante ne ñooy lal ci trottoir yi xatal dëkk bi lool gën a yokk embouteillage bi nga xam ne duñu gaare normal yooyu yëpp dinañ ko waxtaane ak ñoom waaye nag balaa ñoo dugg ci loolu yëpp damay daal di nuyu Germain Mendy nuyu ko bu baax sargal ko ci pàcc boobu nekk moom moo ci nekk vice président maa ngi lay nuyu Germain. Madame Fall maa ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu di nuyu également aji mi ma bokkal plateau bi di nuyu bépp sénégalais boo xamante ne mu ngi ñuy seetaan wala fu waay mënti nekk rek ci àdduna si. ñu ngi am mbégte dalal leen en tant que ndaw ci sunu plateau ci kanam tuuti suma dellu siwaatee ci yow ñu daal di ubbi waxtaan bi. incha allah ma dalal tamit aji Cissé ci kuréel googu noonu moom moo ci jiite li nga xamante ne mooy ndaw ñi macha allah aji ma nuyu la yow tamit am mbégte dalal la ci plateau bi. madame Fall nuyu naa la maa ngi nuyu tamit Germaine nga xam ne maa ngi moom ñoo ànd. di nuyu tamit toute l'équipe de la RTS ak association l'Ange de la route. nuyu naa la. ñu am mbégte bu baax a baax ci dalal bi ñu leen fi dalal ni ma koy waxee saa su ne nee naa leen bu ñu toogee si plateau bi dalal fi ay ndaw dañuy am mbégte ndaxte ñaari ndaw dafa am ndaw yi nga xamante ne dañ leen di yaakaar ndax ëllëg bokkul ak ndaw ñi nga xamante ne moom la ñu bëgg a waxtaanee ci kanam tuuti ñooñu nga xamante ne dañoo nekk ci réew mi yàq ak toj ak xotti war ma réew mi moo leen tax a jóg déedéet ñooñu soppuñu ndaw yooyu bugguñu ndaw yooyu ndax ndaw yooyu duñu référence ci suñuy doom te tamit rafetlu wuñu ko ci réew mi te dinañ ci nag gën a yaatal ak ñoom Germain defe naa seetaan nga li nga xam ne mooy situation du jour bi mbas mi fu mu toll jamono yi ci li nga xamante ne mooy réew mi bakkan yi mu faat gis nga ko cas communautaire yi nee naa leen fekk cas communautaire yi mi ngi am cas grave yi mi ngi am te cas grave buy am rek moor yi day bari lan nga ci jàngat. effectivement madame Fall dañuy continuer di tiit. di continuer di jaaxle ci vraiment situation wu mbas bi di Covid 19. mu nekk loo xamante ne waaju ñu woon ñëwam moom moo tax ba mu ñëwee tamit mu def ay perturbations yu bari ci àdduna si. moo war a tax ba ñu war koo jël ak yar ak teggin mais également ak bépp mesure bi nga xamante ni moom moo ci war pour ñu mën see jógee parce que loo xamante ne dafay lore la. loo xamante ni xamuñu ba léegi nii ba fan la ñu mën a yóbbu. donc man pour man bu ñu xoolaatee suñuy bopp xool suñu jukko war nañu defar ñun taxawaay et puis respecter surtout ñi nga xamante ñoom ñoo ñuy teg ci yoon. pour li nga xamante ne mooy mbas bi bañ ñoo sonal bu baax a baax. geste barrière yi nga xamante ne wax nañ ko est-ce que gis nga ne sénégalais yi ñi ngi tollale ak tere yi nga xamante ne moom lañ daan wax. en tant que ndaw te nga dekk ci milieu bi xam li fi xew. effectivement vous savez geste barrière yi dama yaakaar ni seuls les inconscients et les personnes yi nga xamante ni ils n'ont pas assez de maturité dans leur vie xam nga
ñoom ñoo desee li nga xamante ni mooy respect norme yi ki la wax sangul yaakaar naa ni sa taar la bëgg keroog googu mu lay wax noonu sangul c'est pour que nga mën a defaru nga mën a jekk boo génnee ci biti ñëpp mën la naw ceci voudrait dire que maanaam boog ki la wax moytul jaareel nii del raxas say loxo del takk sa masque del doxee nii del soree nii nit ñi yaakaar naa ni kooku noonu sa taaru yaram la bëggal sa wérgu yaram la bëggal mais pourquoi alors trouver des polémiques dans la chose ci mbir moomu maintenant pour man c'est là où le bas blesse tey ñu bari da ngay gis boo wax mu ne la non président de la république bi lii non état bi lii man pour man il faut toujours peser le pour et le contre dans toute chose lépp loo xamante ni ñëw na comme situation ci àdduna maanaam boog tey dugal nañu ci couvre-feu président bi def na appel ñu dugg ci couvre-feu mais il faut se demander mais le pourquoi il faut comprendre que ni dafa am benn intérêt bi ci ne dañoo am papa, un père de la nation, qui est le président de la République, qui s'en soucieux de sa nation et qui essaie de nous alerter ci xëy na li nga xamante ne mu ngi ñëw te xamuñu fan la ñu war a mën a yóbbu. ci loolu laay ñëwaat ak yow léegi nga gën koo yaatal ma jox aji moom tamit mu daal di wax ci li nga xamante ne mooy situation du jour bi jàngoro ji nga xamante ne mi ngi ci réew mi lëmbe fi sonal ñu indi tiitaange gi saa yu ñu xëyee ñu jàkkaarloog télé bu mag bi macha allah la chaîne leader RTS ngeen gis docteur Amadou Ndiaye taxaw wax ak askan wi fi kaa yi toll fi jàngoro ji toll te ba tey am na ñoo xamante ne ñi ngi naan ndax am déet ñooñu nee naa man waxatuma seen i wax yow loo ciy doon. voilà foofu laay dugg si damay lancer appel ci jeunes yi ñun ñooy yore réew mi ëllëg te defe naa ne feebar bi toll na foo xamante ne dimension boo xamante ne sax ñun dañoo dépassé donc sénégalais yi damay leen di ñaaxaat ñu gëm ne feebar bi am na te lu am la aussi ñu respecter mesures barrières yi surtout ça boo amut gel liquide tu peux utiliser de la savon ou bien de l'eau de javel boo demee boo ñëwee raxasu ba set booy génn nga takk sa masque aussi par rapport ak couvre-feu bi defe naa ne suñu papa bu waxee rek dañoo war a nangu dañoo war a def waaw macha allah pàcc boobu dañ koy daal di ubbi ndax sànq rek ñu ngi ciy wax ak aada ak ñoom parce que Germain defe naa ne yéen xale yi léegi kenn naataamleetul seenum njàng am ngeen niveau nangu ngeen a jàng defe naa ne xam ngeen li nga xamante ne moom mooy constitution bi laka la def xam nañ ne loi dafa nekk ci kaw lépp xam nañ ne njiitu réew kenn du xotti war maam te defe naa ne président bu demee ba nga xamante ne tey mi ngi wax ci li nga xamante ne moom mooy ka xam nga tey boo xoolee ci bitim réew ñi ngi confiné wu reconfiné wu am na ñoo xam ne confiné wu nañ sax lopp 4 fois tey Sénégal kenn ne ko nañu reconfiné wu mais dañu ne nañu defaat couvre-feu parce que boo gisee ñu def ko xam nañ ne peut-être que guddi gi jàllaañoo ji peut-être moom mooy yokk jàngoro bi suñu demee ba nga xamante ne ñoom ñooy suñu fatkat yu yaram yi ñuy docteurs yi waxtaan ak président de la république wax ko ne ko lii mooy yaakaar ne moom mooy delloo feebar bi ginnaaw mu dem tey ba jël li nga xam ne mooy ndogal bi ne nañ def couvre-feu 12 jours te bu jaree ñu yokk ko dinañ ko yokk ndaxte nee naa leen réew mi moo ñu gënal ay taalipono ak sànni ay pékataar seen moroom yi nga xamante ne ñu ngi ci mbedd mi saa yu couvre-feu génnee wala état d'urgence génn rek dafa ñu taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu ñaaw la ñu dégg ko nag ci ay quartier yu baree bari ci li nga xamante ne moom mooy Dakar di taal ay pono di yàq tali yi ndax xam nañ ne goudron ak pono àndu ñaawteef yooyu noonu yow lan nga ciy dolli askan bi. ci dolli gi dans un premier temps moom mooy damay invité askan bi ci ñaari mbir mooy dans un premier temps ñu xool fond wu li ñu dugal ci couvre-feu après ñu soog a waxtaan ci forme bi fond bi moom mooy wax naa ko tout à l'heure brossé naa ko moom mooy c'est le père de la nation qui a demandé à ce que ñu doxalee nii parce que loolu la yaakaar ni moom moo gën ci réew mi donc heure boobu il faut comprendre que nous avons un président de la République soucieux de l'avenir du pays et de ces jeunes moom moo tax tey mu inviter la population ñu ñëpp ñu dem couvre-feu waxul maanaam boog na ku njool ki dem tëdd ji ku gàtt ki dox ci mbedd ñëpp la yemale dafa ne ñëpp nañu dem donc il faut comprendre que ni c'est un mal peut-être pour ñenn ñi mais nécessaire c'est un mal nécessaire su fekkante ne nit ñi dañuy jàpp ne c'est un mal maintenant peut-être forme bi laa doon wax rek ni xëy na mënoon nañ ko préparer davantage préparer woon psychologiquement parlant la population a accepté couvre-feu bi pour ñu dem tëdd ji parce que xëy na am na kenn koo xamante ne mu ngi naan non man dama waroon jaay mbedd après jotumaa jaay dugg na fi génn fi mais tey bu ko fa feebar bi fekkoon yaakaar naa dootul tarat sa jaay
jeune boobu di wax xëy na man damay wàcc liggéey affaire yooyu noonu aw ma yoonu pour am oto maa ngi invité état bi pour bu ñuy waxati affaire couvre-feu bi ñu teel a préparer des agents de la circulation voilà heure yi ñuy wàcc oto yi mën a mot agents yi gën a bari pour flux de li nga xam ne moom moo nekk circulation bi oto yi mën a jàll dem bu baax a baax mais ñu comprendre que un président de la République doit être peut-être respecté et honoré pour mu mën a def liggéeyam comme ni mu ko waree. Maintenant à nous jeunes malheureusement inconscients ba mu jaral ñu wàcc ci mbedd bi dem di lakk pono di taal lu tax ma ne à nous jeunes damaa maasaale ñëpp mais il faut comprendre ban genre jeune moo nekk ci mbedd bi pas moi bi nga xamante ni le lendemain je dois me réveiller à 5 heures du matin pour me préparer pour aller au boulot pas peut-être Adji bi nga xamante ni peut-être elle doit se réveiller à 7 heures xëy na pour se préparer pour aller au boulot ou bien aller à l'école du ñooñu ñoo nekkoon ci mbedd bi ñu nekkoon ci mbedd bi moom mooy jeunes yi nga xamante ni dañoo amaale woon ay intentions yu malsaines di def ay peut-être vagabondage di def peut-être ay agression ci mbedd bi di nekk ci mbedd bi di traîner jeunes yooyu nga xamante ni leurs parents n'arrivent plus à leur coincer à la maison pour jox leen éducation bi nga xamante ni moom moo ci war ñooñu ñoom ñoo génnoon ci mbedd bi di taal di lakk ay pono mais ki nga xamante ni respecté nga say parents boo ko taalee benn yoon boo duggee si biir kër doo ko ñaar laan parce que di nga dégg bu baax a baax la say parents wax ma leen di ñaan pour que l'on soit plus responsable plus mature lépp loo leen yàq ci réew mi ñun ñoo koy fay je dis ñun parce que surtout loolu laa bëgg na ñu xam ñoo bokkoo réew mi et il faut cueillir dès aujourd'hui les fruits de notre demain en passant à voir plus large et promouvoir la compréhension ci lépp lu ñu def ci doo daani nga gis ci tali bi ñu defar tali ba mu rafet nga ñëw jël ay pono lakk ko ñëpp xam nañ safara ak goudron naka lay tëddee suñu meree jël kaar yi dem dikki toj am na couvre-feu boo xam ne toj nañ fi ay oto jàmbur yoo xamante ne ñoo seeni borom ñu ngi ci seen ay biir kër dem tëddi loolu tamit lan la moo tax foofu tamit dañ fay interpeller état defe naa ne waa police dinañ def seen liggéey waa gendarmerie ñi nga xamante ne ñoom la war seen liggéey dinañ ko def ba ci nga xam ne ndaw yooyu nga xamante ne xamadi googu noonu ñu teg leen lu nga xamante ne bu ëllëgee seen xel du mës a xalaataat que ne defaat jëf ju ñaaw jooju ci réew mi ndax nag ñu ngi naan Sénégal kañ lay développé mais ak façon ndaw yi kañ lay développé. man j'ai l'habitude ci sama secteur bu fa ndaw yi xawee am ay soucis ma leen di xaw a accompagner di leen redresser surtout di leen accompagner ba parfois sax bu ñu amee problème ak takku der yi ñu leen di xaw a soutenir mais gis nga ba ma yëgee ni ndaw yi ñu ngi ci mbedd bi ce que j'ai fait dans un premier temps c'est j'ai appelé le commissaire de la police pour wax ko ni jeunes yooyu nga xamante ne ñoom ñooy semi trouble noonu boo leen jàppee bu leen il faut pas ngeen yërëm leen parce que boo leen yërëmee suba dinañ ñëwaat il faut les corriger maanaam boog on ne récolte que ce que l'on a sémé en payer les pots cassés comme on a l'habitude de le dire ñoom ñooy def trouble bi il faut les corriger sévèrement man je suis pas d'accord si ñi dugg ci réseaux sociaux yi di naan non xam nga jeunes yi ay nit lañu waruñu leen dóor waruñu leen def li si c'est vrai waruñu leen dóor mais wax leen tamit waruñoo lakk dëkk bi xam nga booy xeex al ak ak yelleef doomu aadama mais nga da ngay xeex al ak yelleef doomu aadama mais ak yelleef doomu aadama am na nuñ ko war a xeexee parce que dañuy bañ doomu aadama bi nga xam ne deful dara waxul dara nga ñëw jël ko toroxal ko mais doomu aadama bu def dara wala nga wax dara dañ la war a yóbbu ca la nga xamante ne foofu la ñuy corriger nit ñi ñu corriger la parce que nit ku nekk dafa am place am na ci yoo xamante ne képp ku nga xamante ne sénégalais nga te ngay xalaat bu nga xamante ne xalaat bu positif man waxuma ay affaire politique ay affaire opposition waxuma loolu man Sénégal laa wax parce que Sénégal moo ma ñor bu fekkente ne ndaw yooyu def nañu naka su dul noonu man d'accord ba ci ñi nga xamante ñu naan dañuy xeex yelleefu xawma doomu aadama pour toog pour wax ne war tax ñu jàpp jeunes yi nangam Germain wax na ko mu daanele fu am solo bu ñu waxee ne bu ñu leen sanctionné bu ñu leen dóor bu ñu leen def dara mais ñoom tamit war nañu wax ndaw ñi ne nañu bàyyi yàq bi ñuy yàq ak te dem tëddi heure foofu laay ñëwee comme Germaine li mu wax sànq defe naa ne bu ñu waxee ne ñiy taal pono ci mbedd yi wala ñuy xeex ak policiers yi defe naa ne du jeune bi nga xam ne dafa war a xëy comme le matin war a préparer pour dem liggéey non jeune boobu amul jotu dem di taal pono ci mbedd dañ koy wax te dee ñi ko fiy def mooy banditisme yi dégg naa sa léegi affaire yi da ciy am boole ay day am sàcc yu nekk ci biir ñoom dañuy agressé waale donc jeunes yi dañoo war a arrêter dañoo war a conscient xam ne moment bi ñu toll du moment wu fo mais moment wu takk suñu ndigg laa ko tuddee parce que feebar bi bu gën a bëree rek ñun dañuy laal ñun ñëpp parce que bu boobaa ñëppay toog te aussi di waxaat tamit ci côté bi état bi ci heure bi parce que par exemple su fekkee man dama jógee fii grande ville war a dem ba Mbao wala Petit Mbao di ñibbi
trajet bi balaa ngay yegg 21h dina la fekk ci mbedd mi yow nga teel a wàcc ba tey nga teel a wàcc rek ndax man toujours rek état kii loi rek laay jox dëgg ban nu mu ci munti doon mais d'accord nañu tamit ak yéen que su loolu amee bu dee 16h la ñuy wàcc ñi nga xam ne ñoo yor entreprise yi mën nañu waxtaan ak li nga xam ne mooy seen ay employés ñuy wàcc 15h mu may leen temps bu nga xamante ne dina tax ñu mën a egg fi nga xamante fa lañ jëm ces personnes-là ils sont accompagnés et très bien comprises pourquoi je dis ça moom mooy am na ci ñoo xamante ne heure yooyu da leen di fekk ci mbedd bi mais takk der yi ay nit lañu takk der yi ce sont des personnes sensées et éduquées da ngay gis takk der boo xamante ne dana la interpeller fan nga jëm nga ne ko maa ngi soog a wàcc lii parfois ñoom ñoo lay gunge man xam naa ci ay takk der yoo xamante ne dañ leen ne parfois am na ñoo xamante ne ñoom ñoo leen dugalaat seen biir oto yi yóbbu leen pour yoon bi gën a gaaw pour ñoom donc il y a cette compréhension bi nga xamante ne am na ci la nga xamante ni j'arrive pas à le digérer j'arrive pas à le comprendre moom mooy naka ngay nekkee un citoyen nga war a comprendre que le premier président de la République d'une nation c'est toi-même c'est toi la personne nga war a être un complément mottali wante ak ki nga xamante ni ñoom ñoo yore nguur gi yow ngay jéem a fàggaagal la nga xamante ni moom la ñuy teg pour ranger wala pour defar macha allah aussi le problème qui se pose dama ciy yokkaale mooy ba léegi sénégalais gëmuñ ne feebar bi am na et pourtant lu am la te lu sérieux dañ ci war a bàyyi xel bu baax macha allah defe naa ne nag dañuy ndar képp li nga xamante ne mooy première ponk boobu doyaluñ ci sax parce que defe naa buñ fi toogoon li nga xam ne mooy 52 minutes yëpp wax ci li nga xamante ne mooy mbir mi du fi jeex parce que mënuñ leen a delloo si waat lu baree mooy ni ma koy waxee rek saa su ne nee naa leen nguur dafa am ndogal te réew buñ ci nekkee fu mu jaar am ay charte te charte yooyu foog ñu di ko topp tey jii muy ñun nii ñëpp ku fi génnoon dem bitim réew kuñ ne 16h ngay tëdd 16h ngay tëdd lu tax nga mën a respecté président wu jàmbur mënoo respecté li nga xamante ne mooy sa président wu réew fan la ñu teg loolu Gambie gi rek boo fa demoon tey buñ ne la 15h ngay tëdd 15h doo génn sa kër kon nañu fexe sénégalais yi nañu réglé waat ci ñi ñu ko war a wax suñ kilifa diine yi nag ñu ngi leen di jaajëfalaat sargalaat leen ndax seen taxawaay rafet na ñi ngi def seen kéem kàttan mais xale yi nga xamante tamit ñu ngi def naka su du noonu nañ delloo si waat seen xel yi wante waajur yi tamit nañu yar xale yi daf ciy am solo ndax tamit ku yarul sa doom tamit bu ëllëgee yow yaa koy rëccu ma dem régie jëli ji élément ñu daal dugg ci deuxième ponk bi borom oto yi nag boo gisee ñu mën a gaare te amuñu benn jafe-jafe daanaka am na liggéey bi nga xamante ne sumboon nañ ko jamono yële liggéey boobu nag mooy jëlee fii épave yi ak mbalit yi nekk fii ci Ndakaaru rawatina fii ci avenue Lamine Gueye tey nag boo xoolee nag allée bi oto yi ñu ngi dem di dikk li ni mel moom lañ seetlu fële ci rue Félix Éboué foofu tamit épave yi bëri woon na fa lool waaye nag tey jëlee nañ leen fii trottoir yi nag ñu ngi yanj li ni mel nag daanaka bokkul ak lu ñu gis fële ci avenue Bourguiba ci weti cinéma Liberté foofu nag bëri na fa ay épave waaye tamit ak activité yoo xamante ne jël nañu trottoir bi. xoolal Dakar da ngay am sa oto soo jógee sa liggéey pour nga yegg sa kër 3 heures 4 heures de temps ci yoon bu nga xam ne normalement 30 minutes la war a jël c'est pas normal pour lan parce que am na ñu nga xam ne nekk day nekk si tali bi occupé ko oto yi mën ñu jaar trafic bi bari mais du sotti dëkk bu nga xam ne ñëpp ay jaay loolu mënul am il faut mu am ñuy jënd. wala ñu am place yu nga xam ne nekk état bi mën na ko créer bu nga xam ne nekk soo bëggee jënd lii fii nga jëm. ku ci nekk loola neex fu la neex ngay teg ko ci wax ma naa la way dama fay nangam ak dama fay nangam je pense que à ce niveau là au niveau des maires yi war nañ jël seen responsabilité parce que mënoo demander ñu mettre à la tête d'une commune te amuloo programme d'assainissement boo war a def c'est le minimum mais di nga ci gis ku yéeg boo wàcc doo gis benn xeer toxu ci quartier ba mu newoon si chaque maire sensibiliser na waa habitant quartier am jóg wane ni fi ñu ko war a defar mu set réew mi dina baax. li am ci avenue Bourguiba daanaka lu ndaw la ak lu ñu seetlu fële ci parking stade Léopold Sédar Senghor décor boo xamante ne bu impressionnant pour képp ku fi ñëw mu daal di fekk fii ay activités yu bari yoo xamante ne centré ci wàllu automobile fii nag ku nekk ak sa liggéey ku nekk tamit ak sa espace lii nag daanaka anarchie bu mag a mag boo xamante ne ñu bari dañ koy ñaawlu. waaye nag nee na lu jëm ci question comportement wala éducation daanaka lu ndaw la yëf yi nag daanaka dafa dem ba poser question nan la nit war a respecter suñuy loi. lu illégal kenn waru ko waxtaanee lu illégal na fi jóge dëkk bi pour mu normal il faut quand même que nit ñi wax une chose ñu am fitu def li ñuy def mais su nekkee ne am na ay calcul su ma ko defee dañ may voté dañuy voté kon sama nangam dëkk bi dem fenn jaay ci marché lañ ko xam amuñu ñu liggéey du wax. am na dëkk ñu gënoon ndóol fuuf
te nit ñaa ngi defar seen mbedd ba mu rafet waaw Rwanda mi ñuy wax nii nit kese lañu defar nañ seen dëkk xanaa nag ñun bëgg nañ lu baax nañ góorgóorlu ci loolu defar suñu dëkk bi mu baax ku nekk la nga war a def nga def ko. donc loolu il faut ñu mën ci jóg suñ ci jógee dina dëkk bi dina gën a neex pour ñu gën a mën a émerger mais au moins ñu jàngal nit itam parce que mënoo émerger su 90% sa population xamuñu lu ñu wax jànguñu loo ci bëgg a def mënta ne. fii nag ci stade Léopold Sédar Senghor ñi nga xamante ne ñoo fi liggéey nag nangu ñu wax ci wàllu opération désencombrement ku nekk nag mu ngi toppatoo sa liggéey waaye nag lu ci gën a am solo maanaam mooy fu ñu jógee daal di def désencombrement nit ñi war nañu delluwaat di saytu foofu waaye lu gën a am solo mooy opération yi nga xamante ne defoon nañ leen ci yenn gox yi nag nit ñi war nañu gën a seetlu war nañ fa gën a delluwaat xool ndax li nga xamante ne jëlee nañ leen fa nit ñi ñu ngi koy respecté wala déet. mu doon la am solo ñu gërëm Moussa Mané bu baax a baax ci reportage bu mucc ay boobu Germain élément bi. waaw seen liggéey la. waaw loo ci jàngat. wax nañ ci ay ponk yu bari de. wax nañ ci ay ponk yu bari. déjà ci suñu liggéey. mu nekk loo xamante ni daf ñuy faral di sonal. ni ñuy sonalee moom mooy nous sommes les anges de la route. maanaam boog tali bi. maintenant ñun loolu ñu nekk ange am normalement on est censé de le protéger. mais niñ koy protéger moom mooy y a des agresseurs qui devaient nous aider là-dessus. xam nga dañoo yaakaar agresseur moom mooy aji bu wàcc liggéeyam di dox ak saagam nga këf ko nga daal dem. mais yow mi nga xamante ne dañoo ne lii baaxul. yow nga ñëw di ci def yaa ngi ñuy sonal. parce que ñun ni ñuy nekkee des anges de la route moom mooy dañuy fexe ba oto yi di jaar fu ñu war a jaar bañ a dal ci nit ñi aussi tam di jaar fu ñuy jaar ba oto yi bañ a dal seen kaw. donc du coup su fekkante ne par exemple ci reportage bi nga xamante ne jot nañ ko seetaan léegi-léegi nii ñu gis ni oto yi ñu ngi yéeg ba ci kaw tali bi. ñu gis ni jaaykatu table yi ñu ngi teg seen table ci kaw trottoir bi autant pour moi oto yi ñu ngi yëg ba ci kaw trottoir bi jaaykatu table yi ñu ngi teg seen table ci kaw trottoir yi borom cantine yi ñu ngi teg seen i cantine ci kaw trottoir bi mais ça devient un problème ñiy gaare ñu leen neex la ñuy gaare tali yi day xat nga gis ku ñëw rek taxaw foo xam ne waroo fa taxaw problème de civisme moom lañ manqué le man loolu laa comprendre loolu laa déduire dans tout ça parce que déjà tey yenn accident yi mënoon nañ koo moytu mais ñu ngi am parce que nit ki parfois day obligé di dox ci kaw tali bi oto bi saaraani dal ci kawam du ko tay parce que kenn sax bëggul yeewu sa kër bàyyi sa njaboot dem di mbëkk keneen feneen donc loolu di am noonu tayu ko te loolu li koy andi moom mooy nit ki bu amatul moom fu muy jaar ci territoire bi dafay obligé mu wàcc ci kaw tali bi mais il faut comprendre aussi que nit kooku aussi tamit moom moo dem gaare ji otoom ci li nga xamante moom moo nekk kaw territoire bi moom moo fa ubbiwaat kantinam muy dem suñuy wax gars yi di wax boo xoolee ofi gis nga ni mu mel c'est pas normal nit ñi amuñu fu ñuy dox ci kaw tali bi la ñuy dox léegi xoolal di coup da ngay gis moom li ci am moom mooy oto yi dañuy obligé di naxante ak nit ñi di daw ndànk ak nit ñi pour ñoom ñu daal di yegsi man dama yaakaar ni incivisme carrément moom moo am fii auprès de la population yi nga xamante ne ñoom ñooy gaar leen neex waaye kenn du maire yi ils sont aussi fautifs parce que wax nañ ko ci reportage bi bien sûr urbanisme par exemple moom bu xoolee ci si nekkin yeeg installation yi ba noppi kan moo war a def suivi mais y a acte 3 de la décentralisation xam nga y a autre yoo xamante ni ça leur permet tey ñoom ñu daal di maîtriser ñoom seen secteur ñu ne nii la ñu bëgg a tracer ñun suñu secteur ba lii ak lii ak lii du fi am pa bi am na benn pa boo xamante ne tout à l'heure wax na ko ci waxtaan bi moom mooy man ma koy jéem a prolonger un tout petit peu da ngay jógee Thiès nga bëgg a ñëw Dakar nga def ko 30 ou bien 45 minutes au maximum nga jógee Pikine bëgg a ñëw ville nga def ko 3 heures de temps mais fu ñu ko teg nga bëgg a jógee Grand Yoff bi yegg peut-être Liberté 6 nga bëgg ko def 1 heure de temps ci loo xamante ni à 5 minutes la peut-être sa 15 minutes de marche boo ko doon dox ak sa tànk parce que da nga nekk ci oto nit ñi tali yi dañoo mujjee xat parce que nit ñi naka lañ nekkee ci tali yi oto yi di raam waaw oto yi di raam moom moo nekk problème bi terewuñu benn maire yi mu nañu ci politique bi nga xamante ne da ciy amaale ay fonds wam affaire cantine yi nga xamante ne da ci récupérer ay patente ak ay affaires yooyu noonu bokk na ci oui mais il faut savoir s'organiser xam nga parce que dafa am yoo xamante ne dans la vie certes il nous faut improviser dans la chose mais tubaab dafa ne improviser certes mais la meilleure des improvisations c'est l'improvisation qu'on a préparée donc il faut se préparer davantage dans la vie am na ci solo macha allah aji
seetaan nga élément bi. seetaan na élément mu bi nekk seen liggéey. ngeen nekk ay ndaw mais jàngat nga ci defe naa lu bëree bëri. man de wax dëgg fa yàlla nee naa xaaral ma noppi parce que damay bañ waa régi ne ma waxkat laa comme ñoom ñoo koy njëkk a jiiñ balaa téléspectateur yi tamit dama attaay loo ci xalaat. comme ni ko Germaine waxee rek manque de civisme moo fi am. parce que tey tali. defe naa ne oto moo fa war a jaar. mais tali boo xam ne da nga koo duy ay place ba yow doo am sax foo jaar. oto bi du am fu mu gaaree tamit c'est autre chose. tamit beneen côté bi ci oto yi la. am na ñoo xam seen ni ñuy gaaree baaxul. dañuy gaaree ci kaw tali. fu nit ñi war a jaar fu oto war a jaar donc civisme bi dafa des ñun fii ñun. dañ ko desee de trop. te loolu tamit dañ ci war a bàyyi xel bu baax. ba pare ak l'insalubrité bi. parce que fu nit war a jaar wala fu oto war a jaar nga këpp fa sa mbalit loolu day doyaat waar. loolu bu ma indiwaat ko beneen touche mu ngi nii sa si reportage bi tamit gis nañ ko soo xoolee lii nii tey fii nit ñi rek ñoo koy def nag. doomu aadama yi ñoo ko fi sotti. gis nga fii nii fan nga mën a jaar fii. ci biir mbalit mi mënoo fi jaar c'est impossible. moo tax ñun suñu day xaw a métti waaw parce que pour nga jagal nit day nekk problème. dëgg la asamaan nag ay mag. nee nañu balaa ngaa jagal kenn mu jagal boppam. kon yéen naka ngeen di fexe ba lii ngeen xam ne moom ngeen di xeex ci li nga xamante ne mooy dëkk bi ci diggante tali bi ak doomu aadama yi ngeen dox ci naka ngeen di fexee ne di ngeen càmbar lii ba lii ngeen denc ci réew mi baa mu wàññeeku ci bu baax a baax. pour man ñetti invitation moo ci am. première bi moom mooy waa urbanisme. deuxième bi moom moo nekk les maires des communes. troisième bi moom moo nekk la population elle-même. fi may waxee urbanisme moom mooy tout à l'heure ci reportage bi gis nga ay auto ay garage mécanicien gis nga ay menuisier gis nga ay artisans. ces personnes là il faut les organiser et leur trouver des endroits appropriés pour ñoom ñu mën a nekk foofu noonu dans un premier temps pour dellu si cadre de vie. parce que loolu également dafa bokk ci état dafa bokk ci responsabilité communes yi encore maintenant ci cadre de vie boobu ñuy wax ma ci woo maire communes yi di leen wax ci cadre de vie bu ñu fàttee que ni dafa bokk ñoom ci seeni responsabilité nga xamante ne ñoom am nañ ko maintenant ñoom it nañu jox cadre de vie bu approprié comme ça ñu mën a am espace d'épanouissement et de circulation boo xamante ne dafay parfaite maintenant nag population bi comprendre que la ma waxoon ci Covid-19 ba ma ne le premier président de la République d'une nation c'est la personne mais le premier maire aussi ça doit être nous man mën naa bañ a d'accord ak maire bi wala ma bañ a àndandoo ak maire bi wala mbaxaneem bañ maa neex wala kosi ma bañ maa neex mais il faut comprendre que ni moom la fi yàlla teg te moom ba ko fi yàlla di teg du yàlla dafa jëjëk rek wàccee ko ci kaw asamaan bi mais y a benn petit groupe de personnes bi nga xamante ne moom mooy majoritaire te moom moo ne kii lañ fi bëgg a teg il faut l'accompagner parce que les maires ne doivent pas être au fait nos ennemis parfois tamit parce que il y a aussi tamit cette frange de la population que l'on appelle l'opposition qui nous cause encore beaucoup de problèmes mooy par exemple maire day mën a am ci commune mu am opposant am yi ñooñu li ñuy def moom mooy dañuy jël seen cantine teg ko wala seen table yi teg ko bu ñu waxee ñu ne maire bi ku nekkul maanaam boo ku ko neexul rek moom daal du la may voilà du la may da lay bëgg a dàq du coup il est obligé muy sëgg ci yéen ni non bu leen sëgg am na benn waay juy wax mu ne su fekkante ne da ngay laajte suñu réew wala ngay laaj suñu gox ba pare nga am ragal goo xamante ne da nga ko ci boole bàyyil ñu suñu gox waaw parce que la responsabilité doit être engagée et à part entière jeex na moo tax boo doonee njiit ci Sénégal gi ñu ne ak fi mu toll fit rek moo la ciy génne ak fulla ak fayda ak demeek sa xel ci ñi nga xamante ne ñoo bëgg liggéey bi ni ma koy waxee rek saa su ne il faut que ñuy sanctionner nit ñi il faut que ñu leen di teg ci yoon ndax dëkk dafay am yoon bu amul yoon nu la neex def ndax gis nga ne même bu dee biir kër bu fekkente ne amul yoon amul loi désordre dafay bari mais madame Fall dogguma la sax gis nga pour wax la rek ni lépp dañ ko war a arranger defar ko Théophile Gautier dañ ko ne qu'est-ce qu'un poète mu ne sculpte lim cisèle un poète c'est comme un écrivain qui rime ses vers et il faut comprendre que ni su fekkante ne ñun it tamit ñun dañoo bëgg a doxal suñuy commune pour ñu ne c'est qui un maire dañoo war a wax un maire c'est une personne qui pense à organiser sa commune ak son environnement. ci am solo surtout environnement. donc madame Fall damay jëlee fii Germaine waxee. tamit nit ñi dañoo war a xam ne ñaari maire moo am maire commune ak maire de la ville. donc tey ñiy liggéey bu fekkee ne jànguñu. tu vois tey maire commune bi mën na ñëw di leen dagg ay taxes à chaque fois léegi bu maire de la ville bi soxlaaye lieu boobu noonu tey jii bu ñëwee dañ leen di yëkkati léegi ñooñu lu ñuy wax
commerçant yi dañ naan ñu ngeeg suñuy këyit parce que ñoom xamuñ ils sont inconscients donc ñoom tamit dañoo war a leeral bu baax ñooñu nga xam ne ñu ngi jaay ñu xam bu baax ci li ñuy nekk ba pare beneen chose am na damay inciter aussi état bi sa laay wax ñu defal ñu ay mini marché wala ay centre commercial yoo xamante ne commerçant yi dinañ mën di jaay foofu moo gën ñu utiliser suñu yoon yi nga xam ne fa la ñuy jaar sànq dégg nga ko ci reportage bi pa bi ne ne ñëpp mënuñoo jaay ndax nag bu ñëpp jaay kan ma jël koo wax mun na damay daan sama doole d'accord mais fi nga xamante ne dañ ko def par nit pour nit fii trottoir la nit piéton bi moo fiy jaar fii oto moo fiy jaar mais tey yow tey dafay am loo xamante wax nañ ko sànq soo jógee ne mbaaw pour ñëw RTS fii di nga def benn 3 heures de temps boo xamante ci yoon bi soo jógee Thiès 47 minutes da nga koy def fii ak Thiès parce que dara du la kii kon il faut que nit ñi comme ñëpp dañoo daje fii nga xamante ne mooy Ndakaaru ñëpp bëgg fi daan sa doole mais nañu xool naka la ñuy daanee doole ak fan lañ koy daanee liñ ci xamul nag mooy loo nangulut sa réew rek boo demee réewu jàmbur nangu wax naa ko sànq lu tax Europe gën ñu développé parce que dañoo teg seeni norme da ngay def lii mënoo ko nga jaar fa Rwanda tamit xoolal paa bi wax na ko sànq nee na Rwanda gis nga souvent que damay dégg Mamadou Ndoye Bane di ko wax mu doon lu am solo nee na gis nga tey suñu jëloon Sénégal nit ñi fi dëkk ci ñiñ ko war a wax de yóbbu leen Rwanda nee na Rwanda mel ni Sénégal buñ jëloon waa Rwanda yi indi leen Sénégal Sénégal rafet ni Rwanda parce que ci li nga xamante ne doomu aadama bi la ci boppam moom moo am lu xamante ne moom la manqué surtout sénégalais bi ku mu àndalul rek foog na ne boo ubbee ndab li rek daf caa war a xëpp suuf te loolu mënul doxal réew c'est pas normal c'est pas normal ça loolu pour man manque de responsabilité boobu ñuy wax noonu moo ci amaat parce que un responsable war na war a mën a comprendre ban heure la war a ŋaññ ak ban heure la war a d'accord ci lu rafet dama yaakaar ne bu fekkante ne da ngay àndandoo ak nit moom sax si jëmu boppam bu demee bay jagadi war nga ko mën a wax yaa ngi jagadi donc soo àndul ak nit également buy jagadi war nga ko mën a yaa ngi jagadi mais bu fekkante ne mu ngi def lu baax mais wax ko yaa ngi def lu baax kaa la ñu defar yaakaar naa ni waroon na gën a mën a neex mais kaa la ñu yàq la Sénégal gën a aay combien de fois la ñuy def appel à la citoyenneté ba léegi dëkk bi mën a ko rafetal combien de fois lañ def ay set setal ci mbedd yi mais xool leen ba gars yi woo TV kaa la ñu lakk dëkk bi ñëpp xaaj bi ñi nga xamante ne waaw rek c'est incroyable ba ñuy set setal lan moo tere woon gars yi seen selfie yooyu ñu def noonu wala seen vidéo yooyu du ko dugal ci réseaux sociaux pour influencer positivement la population duñu ko def ñu ba ñuy lakk dëkk bi ku nekk sa war nga taxaw sa kaw terrasse jël sa téléphone di filmer ak photo lu ñaaw loolu nga di ko wane muy wër àdduna wër nga këpp ça ternit l'image de notre pays mais ba pare ñoom pour ñoom ñoo def loo xamante ne kenn defu ko parce que defe naa ne boo taalee sa dëkk def snap ko dugal ko ci réseaux sociaux yi léegi yow ñun yeneen dëkk yi lan la ñuy wax dañ naan ñii nii ay jeunes inconscients lañ yore le Sénégal te pourtant jeunes yi fi nekk am nañ nan laa ko mën a waxee ak bëri ñu am jom ñoo xamante ne mën nañ réaliser lu bëri mais ñi nekk ci gannaaw ñoom ñooy xaw a nelaw ci côté boobu noonu parce que tey boo taalee sa koñ wala nga taal sa mbedd yow tey ji yàlla tere xale yi mën nañ génn foofu xamoo lan moo leen fay daal parce que yow yaa ngi def mais doo xalaat ñi sa gannaaw mu doon la am solo ma delluwaat régie jëli jiwaat beneen élément dellu siwaat ci plateau bi ci jamono joo xamante ne ñenn ñaa ngi reer mu mel ni nag jaaykat yi dañ leen fi war a jëlee nu mu gën a gaawee lépp rek ngir daal di door liggéey bi waaye teewul ci jamono joojee kilifa yi di wéy ba léegi di sensibiliser ñenn ñi. bu ñu leen joxee sommation yi yàgg na depuis lors on les a donné les sommations mais croyez gëmuñu woon ne lii dina am xam nga ñun on essaye de le faire comprendre parce que on est tous des Sénégalais ñun. li nag dara waralu ko lu dul rek daal di dimbale ñenn ñi nga xamante ne woon ba léegi génnewuñ seen bagage ñu daal di koy def nu mu gën a gaawee ñu ngi fii nag ci ñaari voies wu Cambérène yi waaye jamono ji nag daanaka xel yeeg bët yëpp ci camion bi la daal di tegee muy pelle mécanique bi nga xamante ne moom lenn rek la mën mooy daal di yàq waaye tamit daal di raser ba noppi daal di nettoyer béréb. permettre nañu certaines occupations yu ñu gisoon mu am ci écoles yi ñu libérer leen parce que écoles yi dañoo demoon ba finalement ay marché lañu mujjee nekk
gisoon nañu un nombre important d'épaves yu nekkoon dans le département je crois bien ça fait plus d'une centaine d'épaves yu ñu récupéré donc yoo xamante ne également stationnement bi baaxul woon donc ñu yóbbu nañ leen fourrière. mu mel ni nag mën nañ seen fu sori li nga xamante ne moo di arène nationale bi lu war la nag jamono ji ndaxte lépp li fi nekkoon ci ay oto ak i mbalit daal dinañ ko fay jëlee mu mel ni nag corniche golfe sud jamono ji mu ngi nooyu bu baax. kontaan ne xam na ni dëkk bi maa ngi commencé gis yoon mais ñun population bi bu ñuy nekkee xale ba tey ñun fii la ñu am dañoo juddu fekk loo xam ne dañuy toog di gis ñaay bi di si toog te musuñoo dund pollution bu ñu dund nii mais ñoom mënuñu nekk si koñ nekk mécanicien di fa gagné seen vie ba pare bëgg a yàq koñ bi. bu weesoo mbégte bi nga xamante ne askan wi am nañ ko ñoom nag ñu ngi sàkku leneen mooy mesure d'accompagnement yi nga xamante ne soxla nañ ko lool. mu dimbali ñu si lëndamaay bi yéen a ko gisal seen bopp fii dafa lëndëm tey ñi may wax ak yow nii mën na këpp sama téléphone wàcc fii si technopole bi du mujj fenn loolu ñu ngi si interpellé suñu autorités yi ñu jàpp. ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi doon def opération bi nag ñi nga xamante ne ñoo di équipe bu Senelec yi daal dina ñoo dal ci compteur bi muy compteur boo xamante ne nag ki ko moom da ko daal di trafiqué. normalement ñaari 2 sorties client fii la war a nekk mais daf ko boole lépp cela veut dire que fii ba déwén dina consommer mais du jënd crédit. su fekkee ne client bi da nga xam ne dafa war a jógee place ba mu nekkoon di delluwaat feneen fa mu nekkoon day résilier contrat boobu su résilier contrat boobu place bu muy delluwaat day defaat foofu beneen abonnement bu bees Senelec indilaat ko foofu beneen compteur. liggéey yi daal di jeex nag mu des beneen poñ bu am solo mooy naka la ñuy def rek ba fi nga xamante ne jëlee nañ fi nit yi ñu koy daal di aménager maanaam daal di koy taaral. ministère de l'urbanisme je crois bi ñu ngi ciy liggéey ñoom pour que espace public bi ñu mën ko rendre beaucoup plus verdoyant. Les collectivités territoriales engagé parce que am nañ ay compétences ci matière boobu mais itam population yi parce que am na koñ yoo xam ne boo fa demee dañu naan fii bu ñu fi paree ñun suñu bopp ñun ñoo koy aménager suñu bopp pour que suba kenn du fi mën ti installé wu. diiru ñetti fan nag département bu Guédiawaye daal dinañ fay def ay opération yu mucc ayib ci wàllu désencombrement muy loo xamante ne nag tax na ba kilifa yi daal di teg seen i gët ci njëriñ bi nga xamante ne ñu ngi ko fi doon def ci wàllu liggéey. góor si moom bu yeboo mu dolli sant yàlla ndaxte bu ñu ko teel woon yee amaan na camion bi daal di daaneel cantine ci kawam. ma gërëm ko bu baax Ibrahima Ndong kooku sama doom la macha allah maa ngi koy gërëm ci reportage bu am solo boobu. Germaine defe naa lii moom man awma lu ma ci mën a wax defe naa ñun ñoo ko gisandoo bokk na ci li nga xamante ne yaakaar naa ne plan Sénégal émergent bi président Macky Sall teg ne bëgg na réew mi ci li nga xamante ne pour mu émerger ak lii ma gis ni sàccum courant meeg yàqum dëkk beeg gaare foo warta gaare bekk di say féete fii mbir mi mel ni tulleeg màlle te koo tudd ma la damay daan sama doole noo ko jàngate yéen ñi ci ne. vraiment métti na man déjà pour commencer ak waa ji nga xamante ni moom courant bi bricolé na ko boppam mu sàcc ko. xëy na nekkul kon di fay ay droit. déedéet a déggoo luñ la wax parce que ki nga maanaam boog nekkul di fay courant bi non seulement. fi mu déwén du fay mu nekk noonu. parce que moom déjà njublak bi xas na ba def ko ci boppam. léegi bos kooku moo feeñ. combien de personnes ñoom ñoo nekk heure bi di def comme moom. bu ñu paree ñu ne dëkk bi dafa war a avancer alors que dañoo fàtte que ni loolu di dugg ak génn moom moo yore réew mi. ci koom-koom bi la bokk ci koom-koom bi la bokk. léegi ñun dañuy naan ñun préféré wu ñu tukki dem bitim réew dañoo préféré toog suñu réew daan suñu doole fii nii mais naka lañ fi daanee suñu doole ak naka la suñu réew di gisee boppam ci ñun suñu doole gi ñu fiy daan pratiquement c'est rien dañuy ngañ parfois li ñuy ba encourager les entreprises yi nga xam ne dañoo ne ci biti pour ñu ñëw installé wu fii nii au Sénégal tout en oubliant que ni c'est parce que ñun suñu jëmu bopp ñun ñoo nangul formel mais est-ce que xam nga ni maa ngi dégg ñu naan plus de 54% ci ay entreprises yi nekk Sénégal ils sont dans l'informel. donc xoolal combien d'entreprises ñoom ñoo nekk ci lu bu formel bi. mais est-ce que boobu ça suffit pour yore suñu économie wu réew. donc le premier problème c'est nous. c'est nous donc ñun ñoo war a defaraat xol yi defaraat jëfin yi maintenant oto yi camions yi sànq maa ngi la koy expliquer ma ne la déjà garage yu mécanicien fu waa ji dee dem toog fenn rek bu jëjëkki andi foofu benn oto defar ba ci ak kenn wax ko dara man di ñaari oto andi ñeenti oto andi ñeenti oto jëjëkki affaire bi commencé yomb mais chef de quartier
voilà man heure boobu noonu laa ñoom laay invité wu parce que chef de quartier dafa mel comme maire ci biir quartier am bu gisee lu jaaduwul daf ko war a moo ko war a dem signaler ji maanaam boog tuumaalul kooku noonu li mu wax li c'est palpable c'est vérifiable et intérêt benn nit la nëbb pour intérêt wu 100 000 personnes xëy na donc il faut comprendre que ni lan moo gën a baax ci la ma nekk di wax li ak lan moo ci lu bon li bu ñu ko doon def par exemple bu nit commencé installer chef de quartier bi approché ko ne ko fi nga bëgg a teg nii sa atelier bii nii c'est pas normal baaxul pour nga teg ko fii bu ko waxee mu gis ni mu ngi dëgër bopp mu daal di jubal mairie ba mu dem boole ju ko mairie ba maintenant ñoom ñooñu nga xamante ñoom la vraiment yoon may pour ñoom ñu ñëw dindi ko wala wax ak moom ci wax bu gën a correct ñoom ñu ñëw yeggali liggéey bi chef de quartier il faut les impliquer et aussi ñoom it il faut que ñu jël seen responsabilité macha allah madame Fall comme fi mu daanelee laay ñëwee chef de quartier yi tamit ñoom côté boobu am nañ ci rôle bu am solo parce que da ngay dëkk ci koñ sa buntu kër oto gaare fa oto bi daa pande mu war ko yóbbu ci réparateur mu gaare ko fa ñu ne déet waaye mu gaare waat beneen yow booy génn sa buntu kër doo mën a am espace boo xamante ne mën nga fa jaar doo am espace boo xamante ne xale yi mën nañ fa fo aussi ma ñëwaat ci côté kaw tali bi ñuy def ay place par exemple nit ñi dañuy naan état bi dafa xaw a soxor wala dafa bon wala dara kuy daan dooleem nga ñëw yëkkati ko mais état bi dafa wax dëgg dafa am dëgg ci kaw dafa am dëgg ci kaw ñun ñii nii parce que tey mënoo nekk ci kaw trottoir nga def fa boutique ñu ne déetewaay nga def fa néeg di fa fanaan tu vois tey bu ma ko defee Germaine def ko nga def ko ñun fan la ñuy jëm baa bu yàggee dinañ am fu ñu jaar donc tey bu njëkkatee ñu ne état bi dafa soxor wala dara alors que ñun ñoo toor ci côté boobu noonu moo tax tamit dañu war a bàyyi xel bu baax encore ci yu ñuy def ñu jéem a dem comme ni ma koy waxee rek dem ci mini marché yi jéem fa jël place wala ci centre de commercial yi nga jéem fa louer comme que sa gagne-pain la xam nga boo waxee ñu ne bu ñu demee marché bële du ñu jaral mais gis nga bu ñu mobiliser woon am foo xamante comme ni nga ko waxee foofu la ñu nekk parce que yow tey jii bu fekkente ne xam nga ne da ngay jënd dara comme dàll bii nga sol te xam nga ne bërëb sàngam la am foo jaar di nga dem fekk ji leen fa moo gën fu nekk ñu di fa sànni boo xoolee boo demee tey jii gis nga ko pont Kër Massar bi à ta droite nga jëm ci arrêt bi bu gis nga trottoir bi ñuy jaay daal ñoo ko fa teg bu dee miin nga côté boobu en fait da ngay dem ba xool nga ne yow léegi da ngay jaar ci rebooru tali bi ndax da ngay jaar ci kaw trottoir bi laal daalu jàmm mun la lu tax ngay daanee samay daal te est-ce que daal yi moom moo tax ñu defal trottoir bi te pourtant loolu ci arrêt Kër Massar bi la fi nga xamante ne foofu la oto yi di gaare boo xoolee que nii yeneen ñi ngi jaay foofu jën ci beneen côté bi table yi commencé nañ di fa tegee ñiy teg daal di ci kaw trottoir bi en fait de compte nit ñi amuñu fu ñuy jaar mais loolu tamit nañ ci dimbali nit ñi comme ni ñu ko waxee maire yi nañ ci fexe ñu génn taxaw wax ak askan bi parce que am nañ ci part de responsabilité ak ñi nga xamante ne ñooy chef de quartier ñi ngi wax carrément que ñi ngi may madame Diwaan ma nga ma waxtu bi mi ngi commencé di xaabaabal pour dem mais tey ji est-ce que yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ci liggéey bi mu doon liggéey bu nga xamante ne liggéey bu metti la ndaxte ñun ñii ñëpp dañoo ñemee tey taylu dañuy xool fa suñu bët ak xadd ñu gaare fa suñu oto pour daw dem dox suñu soxla pour ñëw mais est-ce que ñun tamit waruñoo toll fi nga xamante ne ñu xool ñun lan la ñu defal réew mi ñuy bañ a xool rek lan la ñu réew mi di defal lan ngay yeddewaat ñi nga xamante ne ñooy def loolu mooy responsabilité bu baax bi c'est toujours wax bi nga xamante ne moom la nit ñi waroon a posé wu avant may xool suma réew lu may njëriñ man est-ce que waruma xool la laa war a njëriñee man sama réew comme ça bu ñu defee noonu yaakaar naa réew mi dina gën a avancé xam nga ñun suñu liggéey ñun dafa métti ñun parfois sax dañuy dem di bëgg a waxtaan ak nit kooku di ko méttil parce que déjà présent ñun lu ñu gën a ñoroon pour yëkkati pour xooloon ba xam am na gilet est-ce que am na inspecteur est-ce que am na triangle de signalisation yooyu yëpp bu ko am kooku noonu bu ñëwee gaare fu ko neex mais kooku noonu responsabilité moom ci li ko waroon njëkk a sécuriser boo toom tey demoon bay lakk wala mu demoon ba panne mu war a génnee triangle de signalisation avancé pas mètres yi ñu ko demandé mu teg ko foofu noonu comme moom la mënut a def donc bu gaaree foofu ñoon ñun du ñu bett mais peut-être dañ leen di ñaax xamal leen ni réew mi suñu réew la ñun ñoo ko moom nu ñu bëgg mu mel rek noonu lay mel malheureusement gis ngeen li nga xamante ne moom lañ fi wane ci reportage yi moom mooy garage mécanicien yi fu ne menuisier yi fu ne table yi fu ne jaaykat bi fu ne ak cantine yi fu ne malheureusement moom mooy carte postale bu Sénégal bu ñu xoolee suñu carte postale bu réew ñu naan suñu réew bi tamit rafetul dara alors que ñun la ñun ñoo choisir loolu mu nekk suñu carte postale donc bu ñu bëggee suñu lumière yi tàkk bu baax a baax
fu waay toll di gis arène nationale bi comme tout à l'heure ni ñu wonee ba ñu génnee bagage yi ni ñu gisee arène nationale bi il faut nous ranger d'abord nañu demander balaa ñuy teg suñu cantine dem demander normes yi lu mu laajte ñu daal di ko fa teg waaye maire yi ñu bàyyi seen yëfu matta yi ñuy def parce que la quasi-totalité des gens yi nga xamante ne dañuy jël cantine ñëw teg ko ñëwuñu rek jël ko teg ko dañuy dem demander ji autorisation au préalable ñu def ko macha allah waxtu bi dab nañu xam naa ne dama lay bàyyi nga daal di tàggatoo ma doog a jox aji moom tam mu tënk tàggatoo d'accord may remercier vraiment waa kër gi mu nekk RTS 1 kër gu mag gi vraiment di leen jaajëfal ci liggéey bi di leen remercier surtout ni ñu nekkee au cœur de la population et très proche de sa population surtout la RTS je peux dire di la remercier yow it tamit ci émission Takussan bi nga xamante ni Sénégal yëpp dañ koo safoo parce que ku ko déglu ku ko seetaan jëlee ci njariñ ndax les thèmes sont riches et vraiment ki koy présenté am na maturité de trancher li nga xamante ni moom moo war ci population bi sans pour autant blesser mais pour vouloir defar ba mu rafet donc may remercier Adji di nuyu bu baax a baax waa Ange de la Route di remercier suñu président national Boubacar Sagna yaakaar naa su ma ko remercier naa tout le monde voilà di remercier également Alioune Diop suñu responsable de communication donc di wax nit ñi rek ni luñ fi jéem a wax waxuñu pour wax lu bon nous sommes que des serviteurs et lu ñuy essayer moom mooy parfaire et faire ce qu'il faut pour notre nation donc lu fi rafet xam leen ni yéen la yéen ñi di ñu seetaan bu ñaawee ñun la ñuy jégalu nekkuloon suñu intention Adji macha allah lan ngay dénk li nga xamante ni moom mooy askan wi surtout say morom nga doog a tàggatoo d'accord comme niñ ko gisee ci image yi ñaaw na torop ndax bu ñu gisee li suñu dëkk la ñun ñoo ko moom ndax ñi nekk ci Europe dañuy toog naan xoolal Sénégal dañ naan Sénégal dafa salte mais ñun ñoo salte en fait waaw parce que bu ñu setoon yenn set yi kon tey lii du am donc damay ñaaxaar rek ñu bàyyi xel bu baax ci li ñuy def bàyyi xel tamit état bi tamit ak maire yi dimbale ñu ci solution yooyu nga xam ne mën nañu ko proposer muy defal ñu mini marché ak centre de commercial yi su ko defee ñiy jaay mën fa dem jaay dinañ fa dem rek est-ce que dinañ fa dem bien sûr buñ amul pexe dinañ fa obligé waat xanaa askan bi pour ñu dem fa waaw bien sûr madame Fall maa ngi rafetlu tamit ci invitation bi ñu invité Takussan nekk na émission kon Germaine ni mu ko waxee émission bu neex boo xamante ne ay thèmes yu riche la ñuy développé te defe naa ne jeunes yi nañuy seetaan Takussan pour di ci mën a gis seen bopp di am loo xamante ne dañ ko ciy jàng parce que ñun ñooy yore réew mi ëllëg comme ni ma koy waxee rek di remercier aussi waa RTS ci kaw ba ci suuf ku lim juum aussi di remercier suñu mouvement bi comme niñ ko waxee association bi l'Ange de la Route ñun yéen lañ fi nekkal dëkk bi lañ fi nekkal ñun luy doxal suñu dëkk moom moo ñu fi tax a jóg moo ñu fi tax a toog aussi waaw jaajëfal naa gërëm leen bu baax a baax ndaw yi ñu jàkkaarloo tey xam nañ ne bokkuñu ci ndaw yi nga xam ne dañuy taal réew mi bokkuñu ci ndaw ñi nga xamante ne dañuy yàq réew mi bokkuñu ci ndaw ñi nga xamante ne su guddi jotee ñu génne ay pono di sànni déedéet dañoo bokk ci ndaw yi nga xamante ne dañuy sensibiliser askan wi pour njëriñu askan wi di xool lan la ñu mën a defar réew mi mais tàllaluñu seen loxo pour xool lan la leen réew mi di defar kon ndaw yooyu nañu xoolaat ci ndaw ñuy toog ak ay yeneen ndaw yu mel ni ñoom moo tax noonu lay jaare gërëmaat leen bu baax a baax Germaine am mbégte ci li nga xamante partagé naa ko ak yéen plateau ba Adji yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ma gërëm waa régie yëpp sargal leen gërëm Fari madame Diba gërëm Ada Niang sama doom ji macha allah preneur de son yi macha allah ñoom Badiane ñi fa nekk ñoom ñëpp nday boolo moo nekkoon fii ci caméra bi ak Moustapha ñu gërëm leen bu baax a baax sargal leen gërëm Adam Sembène bu baax a baax ndax moom moo coordonné li nga xamante ne moom mooy Takussan bi ma jox leen dig daje ba suba incha allah